ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci li concerné suñu réew yi ndax li ñu fas yéene waxtaanee tey laalewul dong Sénégal muy rencontre bi dox diggante Macky Sall ak Vladimir Poutine ci semaine bi ñu génn te mu jukkee ay laaj yu bare bari. déjà confusion am na ci lan moo ko fay yóbbu mu Macky Sall ñii jàpp nañ ni jéem a dox tànki jàmm diggante Russie ak Ukraine la. loolu laa ci nday leeral waaye li gën a wóor te ñu mën ko jàppandeegum mooy Macky Sall mi nga fa demee woon en tant que président de l'Union africaine njiitu mbootaay gi ëmb réew Afrique yi. li baax nañu préciser ko d'abord balaa ñuy gën a xuus te lañ fa waxtaanee ban jàngat lañ ci mën a def ak ñun Afrique ban taxawaay la ñu war a mën a am par rapport ak fi àdduna nar a jëm. déjà ñun lenn la ñu rafetloogum pour l'instant ndax ëllëg kenn xamul ak suñu dirigeants yi li ñu rafetloogum depuis ba coow lu Russie ak Ukraine amee mooy taxawaayu neutralité maanaam tëddee njaaxanaay bi yenn ci suñu réew yi taxawee bañ a jéem a far ci réewu Occident yi te xool ñun lan mooy suñu intérêt gannaaw guerre bi pour mën cee mucc. di fàttali lu yàggul dara bi ñu woote ab résolution biir ONU ngir artu waa Russie Sénégal dafa décider absteniru maanaam du ma ne waaw du ma ne déet. ñun loolu lañ doon xaar te booy xool moo gën sur le plan géopolitique ñun ci suñu wàllu bopp muy Afrique bu faral di am suñu bopp lañu war a faral ndax monde baa ngi dem ci crise boo xam ni dafa war a fekk ñu taxaw pour affronter ko. d'ailleurs foofu la ñu ñëw maanaam jamono jii yan impact yan jeexital la guerre Russie ak Ukraine nekk di def ci suñu nekkin ak suñu koom-koom lii la ñu bëgg a leeral d'abord pour que ñu bari comprendre enjeu yi ak ban taxawaay lañ ci war a am comme ni ko yeneen réew yi nekk di defee. diagramme bi ngeen di seen ay données la yu ñuy won ñaata la réewu Afrique yi di importer ci produit di ko jëlee Russie ak Ukraine te mu bokk tey ci suñu dund diggante 2016 jàpp 2020 laata crise bi di am. diwlin importé bi ñuy gën a utiliser bu doon téeméer ci marché bi lu ëpp ñeent fukki yi Russie ak Ukraine lay bàyyeekoo. blé bi nga xamante nii la ñuy defaree farine te ñu koy consommer lu bare bari suñu réew yi li ci Afrique di jëfandikoo bu doon téeméer 40% yi ñeent fukki yi itam mi ngi jóge Russie ak Ukraine. Sénégal dong en 2022 plus de 60% ci blé bi ñuy jëfandikoo ñaari réew yi ñoo ñu koy baaxee boolewuñ ci yeneen xeetu céréales yi nga xam ni dem na ba bokk suñu dund moo xam mboq mi ak yeneen te jamono ji boo xoolee Ukraine mi ngi ci guerre réewu Russie teg nañ ko ay daan ngir xañ ko mu jaay ay produits am. donc semaines yi di ñëw bu situation bi changé wul lu bari ci li ñuy consommer dafay gën di yokk di dem parce que produire li ñuy jëfandikoo amuñu autonomie alimentaire. nga jël aussi yeneen produits yoo xam ni bërëb liggéeyukaay ak dañ koy yittewoo par exemple fer bi acier bi matériaux yoo xam ni dañ koy utiliser bu baax a baax. ba ci engrais bi ñuy jëfandikoo ci wàllu mbay yu ci bare bari Russie ak Ukraine lay jógee ñu koy importer. kon ngeen gis ni suñu dund lu ci bare bari dafa dépendre bitim réew. lii nag défaillance suñu système politique yi la depuis les indépendances mooy depuis 1960 amul benn régime bu fi jaar ne naa fexe ba lu ñuy dundee mu doon luy bàyyeeku ci ñun dañoo jël suñu lépp wekk ko nasaraan si. ba tax na lépp lu leen wokk rek xuriñu lii moo ñu topp tey ba crise diggante Russie ak Ukraine ñu nekk di ko yëg comme que nag pexe amagul ci nu mu gën a gaawee la ci des mooy négocier gum fii la ñu toll. donc ci contexte bii la Macky Sall demee Russie ngir rencontrer Vladimir Poutine demu fa ngir négocier jàmm seen diggante ak Ukraine ndax bu ñu waxante dëgg amuñu influence diplomatique bi. donte bu ñu amoon fulla depuis 1960 ak li ñu yàlla may ci richesse kenn du décider dara ci àdduna bi te duñ ci ànd. waaye comme ni ko benn citation di waxee rek l'Afrique est un mendiant assis sur une montagne d'or. Afrique mi ngi mel ni yalwaankat bu toog ci gan su wurus. am nañu lépp waaye foo ñu fekk ñoo ngi tàllal loxo. donc bi Macky Sall demee Russie en tant que président de l'Union africaine ngir waxtaan ak Poutine ci posture bii la fa demee woon maanaam jàmbat ak ñaan njekk da ko xamal ni jamono jii
crise bi mi ngi nekk di créer ay jafe-jafe ci suñu réew yi nga xamante ni suñu koom-koom demeewul noonu Macky Sall mooy wax mu dolli ci ne donte ñaari yoon yi mbootaayu xeet yi teg daan seen kaw ñu bari ci ñun réewu Afrique yi ànduñ ci waaye teewul mbir yaa ngi retourné contre ñun ndax sanctions yi tax na mënatuñ jot ci yenn céréales yi waaye surtout engrais bi lii la Macky Sall wax Vladimir Poutine li ko Poutine tontu nag mooy xamal ko ni loolu bàyyeekoowul ci ñoom maanaam yenn Russie newul xañ africain yenn produits yi occidentaux yi ñoo teg ay daan seen kaw loolee créé blocage jëm ci wàllum importation yi exportation yi rax ci dolli ñu génne la banque russe ci système financier international bi naan SWIFT loolee di jafel payooru yenn réew yi seen diggante ak Russie maanaam buñ doon tënk waxtaan bi Macky Sall ñëw na tiis soxlaam ci turu mbootaayu réew Afrique yi muy Union africaine Poutine daal di dégager responsabilité am ne ko jafe-jafe bi du ci man ci occidentaux yi la ñoom ñi nga xam ni pour seeni intérêt personnel dugal nañu réewu Ukraine ci combat boo xam ni amul woon les moyens pour dëkku ko loolu defoon nañ ci ay leeral au lieu que nag ñoom occidentaux yi dellu ginnaaw defuñu loolu dañoo jël ay daan teg ko ci kaw Russie di jox Ukraine ay ngànnaay boole ci di wëy di xamba taal bi. léegi nag ñun jàngat biñ ciy def mooy jamono jii moo xam Union européenne moo xam États-Unis moo xam Union soviétique ku ci nekk guerre bi poussé na la ngir nga xool nooy def ba bañ a dépendre te ci keneen. boo jëlee Europe comme que ci gazu Russie bi la ñu gën a yaakaar ci lu bare bari te boo moywul Vladimir Poutine daal di tëj robinet yi ndax jamono ji ci position de force la nekk ñoom européens yi daw nañ ñëw Sénégal ngir profiter ci suñu gaz bi nekk suñu diggante ak Mauritanie loolee moo fi indi woon chancelier allemand bi di Olaf Scholz ay bés ci ginnaaw ba journal Le Soleil xëy bi ni ne Sénégal noppi na ngir alimenter Europe ci wàllum gaz. nga jël ci côté Russie ñoom itam malgré li ñu leen di jéem a isolé génnee leen ci système économique et monétaire mondial bi ñoo ngi xool naka la ñuy contourner la tendance gën a dëgëral seeni relation ak yeneen réew yi rawatina Afrique dëkku arabe ak asiatique yi neexal diggante bi pour ñoom it seeni intérêt maanaam boo xoolee réew yi ku nekk am nga sa agenda personnel waaye ñun Afrique lan mooy suñu agenda lan mooy suñu modèle de résilience ngir ëllëg yenn crise yi bañ a amati njeexital ci suñu nekkin. li ñu seetlu mooy ba tey ñoo ngi ci position woote ndimbal ak ñaan alors que li gaay di wër mi ngi ak ñun ci fànn yépp bu dee suuf su baax ngir bay dundee Afrique lim ci yor xaaj bi exploité wuñu ko àll baa ngi ne yàmbalang bu dee ndox mu baax waxuma Afrique gépp ndax dafa yaatu mais Afrique de l'Ouest dong fleuve Sénégal 1750 kilomètres ndox mu neex la te baax bu jugee Guinée dugg Sénégal jaar Mali dem bët gànnaaru suñu réew teere ji Mauritanie yàlla moo ñu ko may gaz bi nga xam ni tey bokk na ci enjeux principaux guerre bi Sénégal kese da cee yor loo xam ne tey mënoon nañoo aj baar bi fu kawe tàmbali yëkkati mbagg comme réew yu mag yi taxaw taxawaayu boos boole ko fulla gu mat sëkk tubaab yi ñëw di raam di saraxu suñu kanam ñu laxas jaan ci mbir yi jaaleen affaire def coopération win-win gagnant-gagnant ne gaay li ngeen soxla ñoo ko yor condition yaa ngi nii ni kon waxuma ñun suñu génération mais même suñu sët yi ñëw dañuy fekk Sénégal mel comme dëkk arabe yi ci développement xaalis bi di tuuru ci réew mi ndax li gaay di wër ñoo ko yor mais lan moo nekk di xew lan la ñu nekk di remarquer ñoo ngi dem di yalwaan dund mel ni ñun dañoo ñàkk alors que jeunesse baa ngi fi suuf saa ngi fi ndox maa ngi walangaan matière ak xam-xam bi manqué wuñu ingénieur agricole yaa ngi fees dell ci réew mi mais ñun ñoo lànk jël décision bañ a autonome lànk ne duñu téye suñu avenir ak suñuy ñaari loxo tey benn 43 milliards boo xam ne mënoon naa financer mboolem ñi amoon ay projet mbay ngir ñu préparer wu ci crise alimentaire bi war a ñëw ay emploi créé wu secteur transformation bi dox Macky Sall dafay jël 43 milliards yooyu noonu séddale ko 500 000 njaboot ngir bëgg yaa baax parce que élection yaa ngi ñëw famille bu nekk am 80 000 lekk ko ci benn semaine mu jeex balaa weer ñu nekkaat di jàmbataat xiif ak ñàkk lii mooy politique gu tappale te ci la Macky Sall nekk. nga jël aussi wàllum pétrole ak gaz benn waay bu tekkiwul dara comme Franck Timis mooy ñëw corrompre président ak rakam 6 000 milliards
juróom benn junni milliards yoo xam ne ñoom seeni poche la jëm ak seeni njaboot ñu jël contrat pétrole ak gaz sénégalais yi jox ko waa ji nag comme que amul xam-xam ngir exploiter wàllum pétrole ak gaz daal di jëlaat contrat bi jaayaat ko waa BP ay milliers de milliards encaissé xaalisam dem noosee ko sénégalais bi toog di digg ni pétrole ak gaz ñi ngi koy exploiter ci réew mi te du am benn njeexital ci dundam du xam fu mu jaar parce que benn groupe pour seeni intérêt personnel ñooy làqatu négocier ci turu sénégalais yi pour seeni poche ñoom tey la ay génération ki génération ci loo xam ni réew mi mënoon na cee jaari développé ba faaw. tey ba ci crise bi nekk di xew ñu naan dund bi dafay gën a cher ci àdduna bi li ñu bari xamul mooy bu neexul réewu Occident yi jeex na yàgg na ndax avant Poutine di envoyer soldat Ukraine avertiroon na leen du benn yoon du ñaari yoon ndax li leen Poutine waxoon dafa leer daf leen waxoon ni du ma seetaan ngeen utiliser Ukraine installer seeni base sama buntu kër ngir ëllëg mën a dal ci kaw Russie parce que Poutine lu ko waay mën a waxal moom intérêt Russie lay sàmm du ci négocier benn yoon bu l'Occident génnoon ci seen projet mbaa seen agenda daane Russie jaare ko ci Ukraine ni kon tey guerre bi jeex na mais li ñu remarqué mooy ñoom réewu occidentaux yi dañoo bëgg suuxat guerre bi bëgguñ mu dakk su ko defee lu ñuy gën a dem crise mondiale di gën di am réew yi ci mel ni Afrique nag gën cee sonn ndax préparé wuñu suñu bopp ñu daal di profiter nag ci crise boobee imposer ñu lépp lu leen neex lii Imam Alioune Badara Ndao da ciy defoon intervention bu am solo partagé woon nañ ko suñu page Facebook nañ ko déglu ñëwaat. bu ñu xëyee rek wane ne Russie ak nu mu tuddati Ukraine fa la dund ba daan bàyyi ko dem ba àgg sax ci moitié waaw te dund adduna bi man dama naan am na luñ nar ca gannaaw ay pexeeng ca gannaaw loolu nag dañ ci bàyyi xel ñun africains yi mën na nekk benn stratégie boo xam ne dañ koy jëfandikoo pour justifier ëllëg su PAM ñëwoon muy programme alimentaire mondial nekk benn institution internationale xëy ñëw fu mel ni Sénégal ne crise alimentaire mondiale bii kat adduna bi yëpp war a taxaw pour régler ko Sénégal nag gis nañ fële ca Fuuta nangami junni hectare dañ ko war a soxla pour jox ko PAM xam nga day yomb su boobaa ndax dañ naan loolu kat am na lu ko justifié lu xel nangu la noonu lañ mën a demee Casamance def ko fa noonu lañ mën a ñëwee ci suñ îles Saloum yi def ko fi suñ suuf yu baax yëpp danañ ko nangu ci turu PAM danañ ko exploiter ci turu PAM te malheureusement du dellu soit ci ñun kon man dama gis ne système d'accaparement des terres bu bees lañ bëgg a créé waat ci adduna bi xëy na bele ba nga xam ne moom la ñee doon joxe comme léegi fénqale nañ leen comme ñu ngay mbëkkantee ko reyante amatuñu jotug mën a produire ñoom nag ñu jël production ba ñoo ñu daan produire ci suñu suuf africain yi mu nekk benn commerce benn marché bu mag boo xam ne su boobaa ñoom ñii nga xam ne tey ñooy ñi saytu adduna bi di ngacc adduna bi danañ ko mën a ngaccaat blé bi Ukraine doon joxe ñoom ñoo koy joxe ci yan prix nag waaw su boobaa loolu wa jar a xelaataat moo tax dama naan société yi nga xam ne ñoo nekk fii nekk ay société civile nañu préparer loolu gaaw taxaw jeunesse bi nañ gaaw taxaw nga xam ne xelaat yu mel noonu buy juddu ëllëg rek ñu wan leen ne déedéet ñun amuñu problème mu crise alimentaire mondiale doole jiñ ci nar a def nañ ñu ko jox fii ONG yi xale yi liggéey ci bu boobaa lépp loo xam ne lu ñuy ragal ci xiif la communalisation lu muy jëriñ mairie yi nañ leen ko jox ñu exploiter seeni suuf ci turu Sénégal lépp luñ fa produire indiwaat ko ci sunu marché sénégalais bi dund bi mën a yomb waaye xëy rek bëgg a nangu suufi adduna bi te noonu lañ ko bëgg a defee nag man loolu laa ci xam moo tax daal dama naan alerte la boo xam ne maa ngi koy alerter adduna bi rawatina Afrique. intégralité interview bi mën ngeen koo fekk ci chaîne YouTube bi di Fafa TV lien baa ngi ci description vidéo bi donc il faut que mentalement ñu préparer wu ci crise mondiale bi ñu bëgg a yóbbu waxoon nañ ko waxati ko pour que le nouvel ordre mondial taxaw faaw ñu créer ay problème ci réew yi doomi aadama yi sonn bay woote wàllu liñ naan kuy daanu ci teen
même boo ko taalee la ab jaasi da ciy jafandu ndax bëgg a mucc. ci lii la ñu bëgg a yóbbu mooy la stratégie de créer des problèmes pour apporter des solutions. ci solution à l'occidental boobee nag la ñu nar a gën a delloowaate ginnaaw gën ñu tënkaat continuer waat dañu coloniser encore des siècles ndax lan ay dirigeants yu bëggul seen askan ñoo xam ni amuñ benn politique pour ndaw yi xooluñ naka la Afrique mën a rocceekoo ci buumu njaam am indépendance. kon taxaw bi tey loolu la woon ñu ngi leen gërëm dina jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngi jëf.